bonsoir à tous les téléspectateurs de la DK TV. alors que tey ñu am benn jeune talent bu ñu invité Wiz All Nitu Guddi tur bi garaaw na de mais d' abord que tey jii moom muy def hip hop di yëngatu ci waat mi yëngu d' abord que boo xoolee dans le monde hip hop tur bu nekk ngay dégg loolu c' est pas grave alors que jeune talent boo xam ne nii mu ngi fii ci diwaanu Mbour alors que mu ngi soog a démarrer carrière am alors que am na ay son am na ay clip yoo xam ne nii mu ngi koy soog a def alors que tey dañ lay nuyu wax leen ba sëx la Wiz All. salaamaaleykum maa ngi leen di bëgg yéen ñëpp leen ziar di kontaan tamit ci invitation bi ngeen ma jox fii nii waaw di jégalu tamit si retard bi quoi waaw maa ngi bëgg ñëpp ziar ñëpp nem bi Wiz All Nitu Guddi from Mbour from RMG from Sanjab Music. merci beaucoup merci alors que tey Wiz All Nitu Guddi alors que jeune talent boo xoolee gars yi ñu ngi lay soog a découvrir ci monde hip hop. alors que tey bu ñu la doon laaj dañ lay laaj que ne carrière bi kañ la commencé maanaam kañ nga démarré si monde hip hop bi kañ nga ci démarré carrément. oui monde hip hop bi maa ngi ciy démarré vers 2018 laa ko doon suivre quoi daan ko suivre daan ànd ak sama benn frère bi ñu naan Indi Family moo ngi dëkkoon ba Thiès mais juste daa nekkoon Mbour mais bu nee Mbour bu daan dem ci concert man maa daan dem bindul affaire yooyu noonu bind ko fu ñu demee man ma yéeg. daaw moon rap quoi mais dama daan dem juste daan ànd ak moom daan déggee affaire yooyu noonu. yaa ko doon teel ay cumbukaayam maa ko doon teel ay cumbukaayam quoi. ok ba tey jii affaire yi dugg la. waaw affaire yi ñëw au niveau de toi. waaw alors que tey jii bu ñu doon laaj tey jii alors que fii monde hip hop xam nga nu muy demee surtout au diwaanu Mbour day xaw a compliqué tuuti benn jeune talent bëgg a ñëw xaw a def flamme teg si ñoom ak lu bëri wala góor day xaw a am benn complicité bi ci nekk alors que tey dañ lay laaj que. da nga def hip hop maanaam comment dire da nga def formation wala nga jékki-jékki affaire bi neex la nii rek mu dugg la rek nga commencé bind ay test. non man moom en fait defuma formation waaw juste comme li ma la expliqué rek dama doon dem ci kaw podium yi di yéeg di ànd ak sama grand frère boobu ma la doon wax affaire bi neex ma quoi après si la moom bu jigi moom mu dem ba mu demee nag juste man nag vers 2019 ma génne sama premier single waaw. ok kon affaire bi rek dafa ñëw ñii rek bi nga téye cumbukaay. waaw dafa ñëw direct si man. dafa ñëw direct si yow quoi. waaw bëgg-bëgg la noonu la. ngeen bu dee fekk nit ba ci cumbukaay nit garaaw amul problème loolu mën nañu ko comprendre avec aussi. alors que tey jii bu ñuy laaj ci carrière Wiz All moom mooy que lan la ci defagum exactement. comme booy yi ñuy def génne single rek bàyyi wala toog di enregistré seen nekk rek di rey gars yi. alors que tey jii bu ñuy laaj carrière am dañ koy laaj que dafa nekk ci studio wala bokk par rapport ak. dafa génne single wala son wala nu muy demee noonu ci carrière bi exactement. waaw carrière bi moom juste benn affaire la quoi parce que jot naa def benn vidéo jot naa def tamit 5 yi. 900 te gars yi mënuñu la xam ba léegi. 900 xanaa saawu ñu teguñ wala. non saawu ñu tegu na sax. parce que ba ma commencé moo yàggul rek. presque fin 2019 laa génne sama premier son moo tax. ok noonu la da nga nekk ci benn studio boo xam ne moom ngay liggéeyee. wala affaire yi demee noonu. waaw justement ci benn studio bu ñu naan Sanjab Music. di leen bëggee waale ñoom tamit à passage ku si mel ni ñoom Assad gars yi fa nekk yëpp maa ngi leen di bëggee ñoom tamit waaw. mais inspiré hip hop bi moom si monde hip hop bi moom inspiration bi mu ngi dugg directement ci gars yi bi nga doon àndal mu dugg direct nekkul rappeur moo la neex wala da nga doon déglu kenn mu neex la wala affaire yooyu nga soog a dugg ci monde hip hop bi. non man moom en fait dama daan faral di ko get chaque jour ma koy get chaque jour di ko get mais juste moom li ma la bëgg a wax moom moomu daal moo tax ma dugg ci hip hop bi carrément quoi. moo tax nga dugg carrément. waaw ok waaw ba léegi nag ndax yaa ngi def flambour maanaam di génn di dem ci yenn concert il faut wane sa bopp wala comment dire nan la gars yi di découvrir nan la sa staff fas yéenee liggéey ak yow. non juste moom man moom ba ma commencé waxuma yàggul quoi jaay ma sama bopp de mais maa ngi dem ay Thiès. fu nekk ci département de Mbour maa ngi fay dem ay concert di yëngal fekku nag waaw. ok yow daal yaa ngi gis sa bopp que ne yaa ngi brûler chaque jour di commencé di fës quoi si monde musique. waaw parce que soo gisee rap Mbour exactement. rap Mbour ni ma ko gisee juste. mu ngi doxul la doxul. non man ni ma ko gisee doxul quoi. ah bon parce que fii da ngay gis ay jeunes talent yu bari dañuy man rap xam nga li ma la wax. pourtant am nañ ay stars. oui am na ay stars. wala am na ñaari stars boobu. ci ñaari stars ñooñu moom taxul ñu naan rap quoi parce que ñooñu li jël diwul booy nekk fii nii. non boo leen gisee gis seen star peut-être nañ la may single affaire yooyu lu demee noonu. non parce que xam nga da nga naan Akhlou Brick
boo nee ñoom moo leen gën ñoom juste am nañ seen label boobu di jàppale booy ndaw yi mais gisoo ko en fait nguur gii nii waxuma kenn benn rapport la mais gisoo ko rapport bu mag boo ko fi def quoi. boo xam ne taxaw na pour may booy. pour may booy nii ay single wala may booy tijji studio di joow ak booy nii non non gisoo ko quoi. ok comme yow ñoom Amdy Moustapha wala ñoom Akhlou Brick mosoo cee gis kenn ba mën a toog ak ñoom am ak projet ak ñoom. non man moom Amdy Moustapha daje nañ concert. ok waaw maa moom waxtaan nii rek nuyoo lañ seeg ça va bien yaa ma gën a xam mu yóbbu dër ma yëg tool ñu dem. parce que ñi si kaw ñoo war a yéegal ñi nekk si suuf. waaw ñi nekk ci turbal bi maanaam ñi nekk ci suuf ñi si kaw ñoo leen war a mën a yéegal. alors que est-ce que laajul nga dem si ñooñu jéem a defar ñoom ay sound wala quelque chose boo xam ne day gën a yéegal niveau bi au monde national. waaw loolu moom dëgg la moom ku sañal moom da ngay dem ba def ak ñoom ay vitrine. def ak ñoom ay sound xam nga li ma la wax. waaw mais ins bi moom juste moom dañuy nekk suñu studio. def li ñuy def di waajal suñu projet. xam nga li ma la wax. waaw man daal dafay demee gars yi. mais lan moo tax nga ne génne nga clip te sa clip gisaguñ ko si maanaam média bi. waaw parce que clip bi. est-ce que yaa ngi koy envoyé média bi fi mu war a jaar yëpp parce que yenn jeunes talent yu nekk Mbour yu bëri benn initiative la ñuy jël def moo génne clip dugal ko ci internet bi te non à la rigueur que télévision yi wala ku ci nekk am na benn boîtier boo xam ne si boo xam ne ba ngay dugal son pour mën a jàng est-ce que yooyu noonu sa staff ñu ciy rendre compte. sama staff waaw ñoo ngi koy def mais xam nga liñ naan soog a door dañuy soog a door quoi. moom juste dañoo def benn clip rek. pour gars yi xam ne ñun ñoo ngi ci yoon. léegi nag projet yi ñoo ngi ñëw ci kanam après clip yaa ngi ci son yaa ngi ci lépp a ngi ci. ñoo ngi waaj instant yi benn EP moom la ñuy waajal fan yii quoi. am na son yu jot a pare sax daa ma gën a xam. mais am na ay concours rap yu nekk Dakar. am na ay concours yoo xam ne nekk nañ ko yu bëri ay jeunes talent yu nekk Mbour yëpp yu bëri demoon nañu année bii passée yaakaar naa Mbour moo final le mois l'année passée. waaw voilà foog naa année 2019 am na mais par rapport ak kii bi moo tax dégg nga rythme yu ba léegi est-ce que yaa ngi compte dem ay concours yi demee noonu. non man moom en fait ay concours yooyu moom duma faral di si dem lu bëri quoi benn yoon laa ko mos a dem. mais gars yi dañuy dem ba ci biir ñu indi ay farfarloo affaire yooyu noonu loolu tax man daal sawaruma ci. waaw gars yi koy wax mais je croyais que am na sens trop am na sens trop gars yi dem ci concours yi parfois di wane sa bopp quoi. parce que même bu dul talent même bu dul nga siiw wala nga jël concours bi talent la pour nga xamante ak yenn artistes yu bari yi. parce que tey jii boo xoolee si banc viseur bi di nga ci gis ñuy jugé maanaam ku mel ni Simon wala ces gens de Fongolaat. comment ce genre de choses yooyu ñooñu noonu mën nañ la peut-être may loxo à ce niveau ba nga mën a dem seen studio enregistré son yooyu c'est très important aussi pour seen staff bi bàyyi si xel tamit au niveau de ça alors que bu ñuy wax dañ naan 900 nga génn 9 single. waaw 9 single. yu tàng. jël. clip bi wan la si nu tudd. clip bi moo ngi tudd Levez-vous. musical arrivé quoi. ah ok arrivé. waaw loolu tudd. ah ok 5 single la man maa def 5 yi. 4 yi ay featuring laa ko def. ay featuring ko fare. waaw ok kon yow daal yow ak sa label yéen a ngi liggéey lu am solo. waaw ñoo ngi job lu nice moom. ah ok ça c'est bien mais tamit alors que niveau rappeur rap Mbour tamit benn élan tëye na ko mooy jeune rappeur Mbour yi dañoo bëgg jigéen de. waaw jigéen moom mooy yaa ma gën a xam daal. ci bépp côté daal jigéen da lay jàpp. man dama jàpp ne lutte artiste Mbour yi tamit booy ci la bokk booy. non booy moom si lañ bokk moom. booy moom bàyyi si lañ bokk yaa ma gën a xam. te booy tamit ñoo la mën a may benn doole. waaw pour liggéey quoi. ok liggéeyal ci côté fans yi tamit mu ngi dox wala comme par exemple da ngi am groupe benn fans yoo xam ne nii tey ñu ngi groupe peut-être fans yi noonu ciy liggéey yow seen staff. waaw ñoo ngi ciy liggéey bu am solo parce que. en fait ñoom dinañ tëgg ay programme yu nekk bu ñu ko tëggee man dañ may woo juste man maay doon artiste bu mag bi may ñëw yëngal gësam affaire yooyu noonu. ok mais boo amee concert gars yi dañ déplacé wu. waaw mu amee concert rappeur ku nekk lay jógee. sa clip bi mu ci YouTube. waaw sama clip moom ngi YouTube. ah ok boo tapee Wizall rek Levez-vous di nga ko fa gis. waaw ah c'est bien après nañ la ko may hors émission bi peut-être gars yi seetaanaat ko gën a xam Wizall li YouTube di. waaw mu mel si affaire yi voilà d'abord que léegi dama lay laaj si au niveau de album bi parce que au Sénégal dañu gis ne rappeurs yu bëri avant ñuy génn maanaam avant ñu egg benn niveau bi waaw ñu am ay son d'amour yu tànn est-ce que yow. waaw man participe dans ce projet. non man moom ci son amour yi sax laa gën a
kii quoi. Ah, ok da nga cee kii woo rek. Voilà dans ce cas yow kan mooy sa rapport exactement nangu nga ko toog instant bii nii. nangu nga ne instant bii kenn koo xam ne moo téye ku góorlu la. au Sénégal. ku fi dàqara. Wiz Or moo fi dàqara. Wiz Or fi dàqara. waaw waaye ku ràcc jëmale sa boor mu dënd waa ñu koy nangu d' abord mais d' abord que dama lay laaj kan mooy sa rapport préféré instant bii. man sama rapport préféré man waxtaan wax dëgg la rek man. sama rapport préféré sama bopp la quoi. ak ki nga doon téye dugub gars waaw waaw d' accord nañ alors que ce cadre yu mujj la ñu bëgg a xam lan mooy projet Wiz Or mu ngi waajal concert wala mu ngi waajal dem concert wala nun sa maanaam comme par exemple que lan mooy sa projet exactement yow ak sa staff. waaw man sama projet ak sama staff boo xam ne nii moom mooy aller moo lay jox aller à l'avant. waaw au niveau national aussi. waaw sama projet juste benn affaire la benn EP la ñuy waaj bu ànd ak ay clip yëpp concert moom affaire corona bi moo ñu tee rek mais kon ñu tëgg ko. waaw sama staff daal ñoo ngi fi di waajal benn EP di wax gars yi nañ ko xaar. bientôt dina génn incha allah rabbi. alors que ñun sant gars yi nga bëgg a sant après ñu def benn kii mu ndaw. waaw nga yëngal woon sa talent sa bopp après ñu soog a def ñu tëj émission bi ah. waaw amul problème. en fait maa ngi nuyu sama yaay. xam nga di nuyu sama papa ah di nuyu sama famille. mais au niveau de parents yi. parce que souvent dañuy dégg comme waa am lu dégg seen dégg déggoon nañ parents yi day am ñu ñuy tere am ñu ñuy bàyyi affaire yooyu ay góora wala am di Moustapha yooyu yëpp da ciy am mais au niveau de toi yow mbaa amoo problème bàyyi école ak yu demee noonu ndax non man moom loolu moom amoo ci problème quoi. ah bon samay parents moom lu ma bëgg dañ ma siy fekk si. ah ok waaw. waaw kon noonu la alors que dañuy def benn freestyle bu ndaw boo ñuy may nga ànd ak sa gars yi ah. waaw wala boog ñu ngi am benn freestyle bu ndaw boo ñuy may ñu xool talent bi nouveau talent bi fan la toll après ñu tëj émission bi. waaw yàlla ñu sàkk nit ñaa ngi sànku ñu baax ñaa ngi làkku ñu am ñoo ngi bàkku fii loo fi sàkku ñaanal mu jig la dëgg ñu fi ñun bàyyi dañuy root ku sandaa fees rek nga ñibbee bàmmee la ñu ñaaw lëndam lool dara du la fekk yow lu dul jëf bu la ala teralee ba nga ray sa doom bis boo dee di nga wéetoog yàlla ji xaalis jar la moo teg tànk ci kaw pyramide mosoo gis kuñ suul ak alalam kon moytul yow moytul seetaane bi lay wallaay moytul seetaane bi lay jëy si noonu baay mooy loolu noonu gëm naa yàlla gëm yonent bi gëm Serigne Touba ak Serap Fall matal yéene bi ci Jésus Christ au nom du Père Mère et du Fils murit nga tiijaan nga laayat nga xanaa ñaar yàlla bàyyi dafay am géer ba géer bi yéen lay waxal bàyyi leen li ngeen def te ngeen jéem a sëy yaa beng yes neex na alors que carrière bi jàmm moo frère alors que déjà que hip hop bi métti na trop yoon bi gudd na seere na mais jàppatoo bàyyi li ci kanam muy ci biir bët alors que merci beaucoup mon frère. merci beaucoup alors que li moom moo doon seen premier numéro boobu de votre émission alors que DK TV la télé qui vous porte de clips calez-nous sur internet nombre de vies on vous aime peace and love.